développé wu ba gën di jur ay musiba fii ci réew Sénégal lan nga may tontu. waaw loolu dafa firndeel rek ne mbir mi muy doomu jàngoro bi dafa am beneen melokaan. melokaan boobu nag moom moo tax tey jii nii fi nga xam ne foofu la vaccin yi di agiré foofu itam la doomu jàngoro bi su duggee ci yaram bi. fi nga xam ne foofu su duggee ba ci biir yaram bi am na ay cellules yoo xam ne moom foofu lay collé. mu naan protéine spike boobu nga xam ne moom moo nekk ci doomu jàngoro bi moom moo def ay melokaan yoo xam ne tey daf ko soppi. li mu ko soppee nag li ci ëpp solo li ñuy jàpp ne dafa yokk li ñu naan contagiosité mooy wàllante bi day yokk bu baax a baax lu tax parce que moom tey jii nii doomu jàngoro bi virus bi bu nekkee ci biti li mu daan dund dafay gën a gudd. mooy benn ñaareel bi bu duggee ci biir yaram bi bay dem di coller ci cellules yi parce que dafay coller ci cellules yi pour mun li ñu naan coloniser cellules yi pour indi feebar bi yokk feebar bi ni mu daan coller ci cellules yi adhérence boobu dafa yokk. bu yokkoo dañu naan contagiosité bi dafay yokk waxuma virulence bi day yokk c'est-à-dire du loo xam ne dafay gën a rey waaye dafay gën a yokk wàllante bi. te it bu ñu jàppee au finish su fekkee ne dugg na ci réew ñii dee dañuy yokk waxuma ne virus bi ci boppam dafay gën a rey mais ñii dee dañuy yokk loolu laay expliquer. D'accord waaw. clairement parce que ñu bari duñu comprendre loolu aussi. parce que loolu tamit foog ñu leeral ko. effectivement du virus bi ci boppam moom bu duggee ci yaram bi dafay indi gàllankoor yu ëpp bi fi nekkoon déedéet waaye nit ñi nga xam ne dañ koy wàllante day yokk plus mu yokk plus réew bu ci nekk dafay am problème parce que bu yokkoo bu fekkee ne téeméer ñoo ko daan am nga gis ne junnee koy am dafay am problème ci li ñu naan structure hospitalière yi c'est-à-dire lal yi xam nga mënuñ ne réew bu ci nekk rek am na assez de lits pour régler problème mu hospitalisation yi donc lal yi dafay wàññeeku enfin lal yi duy wàññeeku mais disponibilité lal yi dafay wàññeeku donc bu wàññeekoo rek traitement bi dafay gën a compliqué parce que koo xam ne dañ ko faj këram bokkul ak koo xam ne dafa dugg hôpital ñu koy faj. koo xam ne dafa nekk ci lii lal boo xam ne am na oxygène bokkul ak koo xam ne nekkul ci condition yooyu donc loolu moom mooy tax nit ñi ñu bëri tamit di faatu ci loolu. donc loolu mooy problème si biir réew mi dama gis ni ñu adopté sax li nga wax noonu moom mu nekk li nga xam te moom mu nekk ñi ñuy traité à domicile ñii ñu leen di traité ci biir hôpital yi. loolu nga foog est-ce que quand même nekkul genre benn facteur bu tax nit ñi di gën a faatu tey jii ci biir réew Sénégal. waaw xam nga réew yëpp noonu la ñuy def fi mu ne nii xam nga soo ñëwee. doomu jàngoro di am mu am benn ñaar di ko am fukk fanweer téeméer muy yokk plus ngay xool nooy tegaatee li ñu naan sa stratégie réew bu nekk tey jii nii mooy xool naka la ñu toppee. naka la ñu diagnostiqué xam ne nit ki am na feebar bi su amee feebar xam nañ ne am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñu leen toppee ni mu waree ñu faj leen à domicile dina tax xëy na ñu wér. est-ce que ni mu waree dinañ ko mën a am ci ñuy faj à domicile loolu laa bëgg a xam. waaw xam nga loolu yëpp efficacité bi mënul nekk benn. dafay il faut que mu leer. ki nekk milieu hospitalier bokkul ak ki nekkul milieu hospitalier mais solution beneen amul c'est-à-dire la seule solution mooy nga jël. ñoo xam ne da nga leen di diagnostiquer teg leen ci yoon c'est comme tey jii nii kenn koo xam ne dafa am un cancer wala koo xam ne tey jii nii dafa am paludisme wala nga am beneen feebar am na ñu bëri ñoo xam ne tey bu ñu amee feebar dañ leen di bindal ordonnance ñu toog seen kër bu ñu toogee seen kër jël seen garab dinañ toll foo xam ne mënatuñ toog seen kër foog ñu dugg en milieu hospitalier ñu faj leen parce que su fekkee ne toll na foo xam ne foog ñu perfuser la foog ñu suivre la defal la oxygène et cetera dootoo mun toog sa kër donc loolu mooy différence bi fondamentalement nag li ëpp solo tey jii nii mooy bu nit ñi gisee nekk am nañ ay symptômes rek nañu gaaw dem structure hospitalière tey damay jox quelques exemples boo gisee wànnent bëri na mais wànnent tey bokk na ci premier symptôme yi ñu gis ci kii bi variant delta bi donc ku ko waaw wànnent tey ku gis wànnent
na xalaat ne ci ginnaaw y a de fortes chances que bu ñu defee test bi dinañ gis que ne am na lu nekk ci yaram bi ak yeneen symptômes yoo xam ne tey jii nii bëri na mooy koo xam ne xet bi dem na cafta bi dem na fièvre bi ñëw na et cetera nga am problème mu respirer ak yooyu sa yaram ngay sonn boo xam ne daanoo ko sonn dawal gaaw ci structure hospitalière boo demee ñu xool naka lañ lay jëlee en charge parce que le problème tey jii nii ñu bëri aussi dañu xaar ba dernier moment dem ci structure hospitalière suñ demee ci structure hospitalière faj bi dafay gën a métti. D'accord alors docteur mu mel ni am na ci ñu bëri ñoo xam te ne nii dañuy ragal comme ni nga xam te noonu la Covid 19 soppar ñëw ba nekk delta ñu bëri ñu ngi ragalaat ne yeneen variant dinañ jëw ndax yow jàpp nga loolu. bon xam nga du ma gisaane. mais ci gëstu xam-xam. waaw ci gëstu xam-xam waaw techniquement. waaw lañ mën a wax ne tey soo jëlee virus bi nga xam ne doomu jàngoro bi nga xam ne tey moo fi nekk muy SARS-CoV ni mu mel ci boppam moom melokaanam virus à ARN la melokaanam moo ko mayul tey muy soppaleku même chose mënul nekk parce que dafa am lu ko manqué daf ko manqué li ñu naan ADN polymérase moom moo lay permettre booy multiplier wu nga multiplier wu de la même manière moom amul loolu. donc bul multiplier wu day changer rek. maintenant changement boobu. ay junney changement dina ko def waaye junney changement boobu tant que nekkul ci protéine spike bi protéine bi nga xam ne moom mooy indi adhérence su cellules yooyu. problème du am noonu. D'accord mais bu commencé dem ci protéine boobu rek foofu lay commencé indi li ñu naan variance tey par exemple delta bi am na 25 mutations yu am ci protéine spike boobu moo tax mu joxe delta bi. ni mu joxee delta mën na joxe beneen mën na joxe yeneen sax maintenant yeneen yi kenn mënul xam mën na am yoo xam ne adhérence bi dafay wàññeeku donc wala virulence bi sax wàññeeku mën na am yoo xam ne tamit dafay gën a indi problème donc loolu mënuñ ko tey jii ni évaluer mën nañ évaluer xalaat ne dina am yeneen variant yooyu mën nañ gën a virulent comme mën nañ seen virulence mën na wàññeeku mën nañ ëpp contagiosité comme contagiosité bi mën na wàññeeku. kon ñi jàpp ne yi nar a ñëwaat ñooy gën a coriace kon ñooñu dañuy wax nii rek. non man sama xam-xam laa xam ñiy wax man commenté wu ma ñi si des li ñuy wax li may commenté loo xam ne la sama vécu la ak loo xam ne la ci li ma jàng la. dama ne variant bu ñëwee ñaar moo am. ñaari possibilité te kenn mënu ko évaluer nit mënu ko évaluer. Okay. C'est impossible parce que c'est la réplication virale qui donne naturellement li ñu naan des mutations permanentes su fekkee ne c'est par exemple dans la protéine spike mën na créer ce qu'on appelle des variants. variants yooyu nag kenn mënul xam ndax dafay gën a indi problème wala daf koy wàññi su yegsee rek la ñu xam su yegsee dinañ gis ne bii de par exemple bii dafa ñëw yegsi ñu gis ne que contagiosité bi dafay yokk dafay yokk li ñu naan wàllante bi. D'accord mën na indi loo xam ne leneen la parce que mën naa la jox benn exemple ñaari exemple. waaw ñoom amoon nañ ñoo xam ne amoon na fi lu ñu naan MERS ak SARS ak SRAS. MERS ak SRAS bii mi ngi MERS bi moom moo nekkoon d'ailleurs Moyen-Orient. ñaar yooyu bi ñu ñëwee bi ñu dawelee ñaari at dañu transformé wu bi ñu transformé woo non seulement mënatuñu woon multiplier wu ci seen réplication dafa wàññeeku bu baax seen virulence wàññeeku seen contagiosité wàññeeku ba ñu dem seen yoon. et loolu kenn prévoir ko woon dañu toog naturellement ñu def ko. donc naturellement mën na yokku comme mën na wàññeeku donc amul tey jii nii nu ñu ko mun a évaluer tant que yegg siwul. donc feebar bi. dama bëgg ñu xam ne quel que soit le type de scientifique wax ci teel wax liy ñëw loolu mbirum gisaane la bu yegsi rek la ñu xool en fonction de la situation bu yegsee rek ñu xool naka la ñu réagir par rapport à ça. alors ñu wax ci faatu gi delta bi muy doog a door la ñu waxoon moom mooy coronavirus wala virus bi sax mag ñi la gën a sonal mag ñi lay gën a faat mais jamono ji ñu toll la ñu nemmeeku mooy bu ñu sukkandikoo ci borom xam-xam yi ndaw ñi sax ñu ngi ciy faatu te lim bi ñu ciy faatu bëri na loolu lan moo ko mën a expliquer docteur. waaw c'est très simple loolu tamit xam nga soo organisme moom ni mu laloo ak virus ni muy dundee ci biir organisme moo tax
quel que soit l'organisme mën na am loo xam ne lu bees mooy ñëw tey virus ay milliards virus ñoom ñooy dugg coloniser sa yaram suñu coloniser sa yaram dugg ci cellules yi dugg commencé indi li ñu naan attaque organes yi gisoon nañ bu njëkk dafa amoon attaque boo xam ne dafay dem ci métabolisme M c'est-à-dire dafay ci deret bi lay dugg fexe ba oxygène li nga xam ne moom mooy transporter oxygène bi ci poumon bi mu gàllankoor ko nga xam ne oxygène bi dootul yegg si poumon bi loolu amoon na fi te am na ba léegi d'ailleurs donc moom mooy tax d'ailleurs ñenn ñi di am problème ñi nga xam ne am nañ drépanocytose ñi nga xam ne am nañ diabète et cetera am na yeneen yoo xam ne tamit dafay def li ñu naan orage des cytokines moom mooy dafay fexe ndax parfois sa soldaaru yaram si boppam ñoom ñooy attaquer say organes donc loolu yëpp yokk na ko ci ak yeneen yoo xam ne su fekkee ne yow sa soldaaru yaram bëriwul mooy ñi nga xam ne dépassé nañ 60 ans daf leen indil ay gàllankoor actuellement ni muy multiplier aussi biir dafa bëri ba nga xam ne même bu fekkee ne sa soldaaru yaram dëgër na mën na la song fekk la fa faagagal la rey la donc ndaw mën na ko am mag mën na ko am mën na am nekk cas grave ba décédé ndaw mën na ko donc ñaar ñëpp tey jii nii amul kenn koo xam ne tey jii nii mën nañ ne protéger nga ci cas grave wala ci décès. Docteur ñu wax ci li nga xam te moom moo nekk vaccin bi nga xam te ñu bëri jàpp nañ ni jamono ji nii moom moo mën a andi saafara ci mbas mi ñu dubbee Covid-19 gis nañ fii ci Sénégal donte ne kilifa yi ñu ngi ñaax askan wi ngir ñu vacciné wu ji mais jusqu'à présent lim bi bëreegut wala sax barki des mondial lañ dégg ñu ne am nañ 1 million de vaccinés ci 16 millions d'habitants loolu nga foog ne est-ce que lu mën a andi quand même ak njàppandal la. mooy vaccin yi. waaw c'est-à-dire est-ce que mën na indi solution. waaw solution. waaw dañuy jàpp ne vaccin waxuma sax mën na indi solution bi mooy vaccin mën na indi ñàkk mën na indi loolu polémique la bu amul njëriñ. solution bi mooy vaccin. ci nan parce que tey ñu jàpp ne jàngoro jii fi nekk. muy Covid-19 doomu jàngoro bi muy SARS-CoV-2 amul tey benn je dis bien benn molécule bu ko mën a attaquer ba. dindi ko ci sa yaram amul. d'accord dama bëgg mu leer lépp li nga xam ne ñi ngi koy def ci hôpitaux yi traitement symptomatique la. mooy bu ñu gisee ne am nga problème mu xëtër ñu utiliser ay garab yoo xam ne pour xëtër la bu fekkee ne am nga beneen problème bu fekkee ne ci rein la bu fekkee ne ci foie la bu fekkee ne ci deret la ñu utiliser ay garab yoo xam ne dina la faj ci loolu sa bopp di métti nga manqué oxygène ñu utiliser ay garab yoo xam ne pour faj la ci loolu waaye garab yooyu ñuy utiliser attaqué wul directement virus bi. d'accord parce que virus bi mënaluñ ko dara fi mu ne nii ku ñu mënalul dara nag da ngay fagaru d'abord. xam nga lu tax mënaluñ ko dara. parce que sa soldaaru yaram xamuñu ko gis naa ñu naan nañu yokk immunité ak yooyu. waaw immunité boo ko yokkee. te yow ki ngay xeexal gisoo ko amul njëriñ dafa mel ni nga dem ci armée jox leen ay gànnaay. ba pare takk seen bët. c'est exactement ça gis naa ñu naan waaw jëlal garab bi surtout médecine traditionnelle jëlal lii. pour mu defar sa yaram pour mu préparer amul benn njëriñ. li ci am njëriñ mooy il faut que sa soldat yaram xàmmee doomu jàngoro bi pour mën ko xeex. lenn rek moom moo tax mu mën ko xàmmee muy vaccin nag yëpp baax na. ak ni mu bëri. yi ñuy wax yëpp baax na man industrie pharmaceutique laa nekk. mais docteur vaccin yi ngay vacciné ba pare jël téléphone teg ko ci sa doole ji mu koy capter loolu moom. waaw xam nga loolu yëfu caaxaan la. loolu yëfu caaxaan la man ci réseaux sociaux yi gis naa si lu nekk mais li ñuy wax yëpp yëfu caaxaan la. ñiy vacciné ba pare gis seen i règles automatiquement effets secondaires yi. dama ne yooyu yëpp yëfu caaxaan la vaccin bu ñu fi wax affaire effet secondaire ñun yàgg nañ ci vaccin Johnson & Johnson bi ngay kii man liggéey naa fa juróomi at donc du loo xam ne tey jii nii lu bees la ci ñun te xam nañ nu mu demee vaccin ak garab bi nga xam ne day faj muy à but curatif du benn. yooyu ñooy am effet secondaire garab yi ñu naan à but curatif mooy yan comme ñu jël garab boo xam ne benn corticoïde la wala ñu jël garab boo xam ne dafay lutter contre le cancer yooyu yëpp garab yooyu mën na joxe ay effets secondaires ay gàllankoor yoo xam ne
day dem ci rognon day dem ci xëtër day dem ci deret et cetera. waaye vaccin du benn vaccin ni muy fonctionner moo tax effet secondaire en fait doo ko fa am quasiment te ñaar dañ koy jaawale souvent. Tolérance ak innocuité bu ñu nee innocuité su ñuy def recherche vaccinale innocuité mooy ñu xool ndax effet secondaire daf ci am vaccin moom quasiment du am quasiment exceptionnellement lay am. mais tolérance bi parfois dinañ ko xool tolérance bi mooy lan mooy bu fekkee ne tey jii nii vaccin bi won nañ ko doomu jàngoro bi parce que noonu la dañuy dugal li koy won ne doomu jàngoro bi nii la mel soldaaru yaram yi xool gis ko buñ ko xàmmee préparer seen gànnaay pour bu ñëwee ñu xeex ak moom donc ci loolu xam nga bu ñu ñëwee soldaaru yaram bi di préparer wu ñu gis ñu defal la vaccin bi sa soldaaru yaram yi di yëngatu surtout jeunes yi nga xam ne am nañ immunité bu baax. période boobu sa yaram mën na tàng mën nga sonn ci ñetti fan mën nga am quelques éléments d'intolérance. loolu day am mais loolu c'est normal au contraire c'est même bien parce que boo gisee nga def vaccin mu am ñaari fan sa yaram di tàng kii xamal ne sa soldaaru yaram ñu ngi préparé wu bu baax bu ñu préparé woo su mbir mi ñëwee ñu faagakol. Et maintenant l'autre élément également très important gis ngeen cas grave yi ñu gis nii fi mu ne nii. ak ñiy décédé ñu si bëri. en majeure partie à 95% ñoo xam ne la jëluñu woon vaccin. mais am na si ñu jël vaccin ba pare dem. cas grave mën na nekk mais c'est exceptionnel. c'est-à-dire bu ñu ne vaccin bi kay mooy kon interrogation. ndax vaccin boo xam te ni moom du la teree jël virus bi te tamit boo ko vacciné ba pare du la teree jël virus bi loolu aussi c'est une interrogation docteur. du interrogation loolu mooy vaccin. loolu lay vaccin. déglul bu baax li may wax te il faut que nit ñi di déglu aussi ak xel. pourquoi je dis ça parce que essai vaccinal lu am solo la. essai vaccinal ñu xam mooy lan. fan la ñuy jógee ba defar vaccin. mais essai nga baal ma rek bu njëkk bu ñuy essayé dañ doon essayé ci ay mala wala essayé ci loo xam te ni du doomu aadama. est-ce que yaa ngi may déglu bu baax maa ngi lay déglu bu baax a baax. dama ne la essai vaccinal damay dellu ci ginnaaw. d'accord fi mu ne nii nekkatuñ ci essai vaccinal. fi mu ne nii ci vaccin lañ nekk. nekkuñ ci candidat vaccin mooy essai vaccinal. waaw loolu laa la bëgg a expliquer. bismillah. soo ko comprendre di nga xam ne fan la ñuy jógee ci candidat vaccin dem ci vaccin. ok candidat vaccin mooy lan mooy si ñuy def essai vaccinal. ñu jël tey xool yaram bi est-ce que bu ñu ci dugalee doomu jàngoro bi dina indi problème du doomu jàngoro bi doomu jàngoro bu ñu rey la. wala jël juste protéine spike bi dugal ko sa yaram xool naka la sa yaram di yëngoo. su ñu xoolee dañu xool naka la sa yaram tey jii nii di xàmmee doomu jàngoro bi benn naka la sa yaram di préparer ay gànnaay pour ëllëg ñu xeex muy li ñu naan les immunoglobulines IgG IgM loolu ay anticorps la. maintenant bu ñu koy defar dañuy jël par exemple ñu jël junney nit fii junney nit fee junne yi ñu defal leen vaccin junne yi duñ leen defal vaccin ñu nekk ci zone boo xam ne nit ñi ngi wàllante bu baax bu ñu jëlee loolu ñaari junne yooyu ñu toog gis ne juróomi téeméer am nañ ci doomu jàngoro am nañ ci feebar nañ. ñu xool juróomi téeméer yooyu ñan ñoo ci vacciné am ak ñan ñoo ci vacciné wul. buñ ko xoolee di ngeen gis ne dinañ gis ne sur 100% yi ñu jël 95%. defuñu woon vaccin 5% def nañ vaccin. ok donc ça veut dire que am na 5% yu ko def yu ko am. kenn waxu la ne boo defee vaccin doo am amoo benn chance am ko. mais dañu ne la. man je préfère man bokk ci ñi nga xam ne 5% de chance la ñu am feebar bi que may bokk ci nga xam ne 95% de chance lañ am chance kii feebar bi ñaar benn d'abord. waaw loolu mooy juste efficacité bi kese. te ci ñi ko am noonu soo jëlee 95% yoo xam ne defuñ vaccin am ko 5% yoo xam ne def nañ vaccin am ko 95% yooyu ñi nga xam ne cas grave ak ñiy décédé ci 95% yi en majeure partie foofu la ñu nekk c'est très très rare nga gis leen ci 5% yooyu. d'accord donc ku deful vaccin xëy na yow am na loo xam ne daal loo gis te ñun gisuñu ko
xëy na yow am na loo xam ne xëy na da ngay naan ndox boo xam ne ndox boobu moo lay protéger wala xëy na daal am na dooy luxus booy def ba mu protéger la waaye am nga fit parce que ñun li ñu xam ci feebar bi képp ku juum ba vacciné wu ma xam ne vraiment yow am nga fit wala xëy na am na loo wóolu te ñun xamuñ ko. donc vraiment irresponsabilité mënul dépasser nga nekk ci période mbas vaccin tegu yow nga ne doo vacciné d'autant plus que nit ki du li lay gàllankoor du yow rek du yow kese. parce que bu fekkoon ne cancer la. cancer nit ki lay dal rek mu jeex moom du wàll kenn mais bu fekkee ne feebar bi la yow mën na la wàll nga wàll keneen. te xëy na sax yow mun nga ci bañ a dee keneen dee ci ndax. li ma mën a xam docteur mooy naturellement ndax vaccin yi ak vaccin yi fi jot a am parce que coronavirus nekkul moom moo nekk feebar bu njëkk ci réew Sénégal ndax vaccin yooyu tamit noonu la woon da nga koy pikiru ba pare après feebar bi mën nga ko am wala mën nga ko. vaccin yëpp noonu la. bi àdduna ba tey jii nii. vaccin yëpp amul bu ci 100%. c'est-à-dire bu ci nekk dafa am pourcentage. yii sax tey jii nii mooy vaccin génétique. tey ñoo ëpp pourcentage d'efficacité que vaccin yi fi jaaroon. D'accord. Donc vraiment c'est des vaccins très efficaces et plus ñuy avancer plus vaccins yi ñu leen di gën a tolérer parce que période war gëlëm ak période jël avion du benn. parce que bu njëkk yenn am na vaccin yoo xam ne da nga daan sax atténuer virus wala atténuer benn doomu jàngoro boo xam ne doo ko sax rey dugal ko ci yaram bi bu njëkk noonu la woon te xale yëpp dañ daan vacciner bii amul benn boo xam ne dinañ dugal doomu jàngoro buy dund sa yaram. D'accord. te bu njëkk am na vaccin yoo xam ne dañuy dugal doomu jàngoro buy dund boo xam ne dañu ko atténuer c'est-à-dire dañu wàññi dangaram bu baax. mais bii loolu amatul léegi. docteur dañu gis ne kilifa yi nga xam te ne ñoom ñoo gàlloo li nga xam te moom moo nekk réew Sénégal wala sax wàllum paj gi gisatuñ leen fenn ci gestion Covid-19 yow selon yow lan moo ko waral. bon man gis naa jours yi yëpp ñu ngi am ay intervention yu bëri ci le point du jour. te gis naa point du jour ñu ngi def ay communication. fan yi lañ ko tàmbalee quoi. waaw loolu laa gis. j'ai j'ai vu il y a quelques jours commencé nañ di communiquer parce que peut-être stratégie bi foofu la toll bi mu tollee foofu peut-être ñoom gis nañ ne que foofu instant boobu war nañ communiquer. Maintenant communication c'est périodique je pense que à des moments précis ñi ngi doon dem ak SNEIPS si gox yeeg goxaat yi. gis naa ñoo xam ne tey sax duñu nekkuñ carrément ministère de la santé ñi ngi intervenir pour wax ci mbas mi c'est des spécialistes aussi de la santé waa ministère de la santé tamit gis naa leen ñuy communiquer plus communication bi di gën a yokk plus mu gën a baax parce que toll nañ foo xam ne dañu war a comme ni mu ko doon waxee rek dañu war a am une très grande coalition sénégalaise pour lutter contre cette pathologie. parce que feebar bi moom benn nit ñaari nit mënuñ ko jëlee Sénégal ci àdduna sax mais 14 millions de Sénégalais yi ñoo war a xeex pour jëlee ko fi parce que li muy gàllankoor moo bëri. D'accord soxna Aïssa bismillah. tey woon ñëpp ubbi seen nopp di déglu docteur parce que li ñu fi wax yëpp amaana sama genre gi xamuñu ko woon wala dañ doon ruumanaat comme ni ma ko waxee sànq ci début plateau bi ñuy waxtaan par rapport ak mesures yu ñu jël ak ministère de la santé man damay naan docteur ministère de la santé si début bi peut-être la raté woon communication tey aussi si vaccin yi da ngay gis ñu naan avant da nga doon gis vaccin bu ñuy defar dina jël au moins benn 2 ans ñu daal di koy defar mais bii da ngay gis en moins de 6 mois mën naa ko ne ñu génnee Sinopharm Johnson yeneen ak yeneen. ñu si bëri di koy ŋaañi États-Unis dañuy ŋaañi Johnson France bi Sinopharm bi indi woon nañ ko fa ay wax ni que baaxul ak baax na tey est-ce que tamit loolu du jaxase xelu sénégalais. waaw xam nga bu ñu naan rek mbirum vaccin nañ ko jox ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci foofu déglu ñooñu parce que su fekkee ne dañuy déglu ñëpp rek dafay am li ñu naan cacophonie ku si nekk wax lu la neex. et 99% di wax loo xam ne wax dëgg yàlla xamuñ lenn ci li ñuy wax vaccin li nga wax noonu 2 ans sax du 2 ans c'est 12 ans pour defar vaccin il faut 12 ans mais ñu jàpp ne loolu laa doon wax sànq tollootuñ jamono boo xam ne booy dem Maroc da ngay war gëlëm jóge nañ foofu
d'accord tey booy dem États-Unis sax avion ngay jël. vaccin yi ñu ngi ko defee ci loo xam ne dañu ko tuddee génie génétique premièrement li ci am solo mooy ni nga koy defee façon biñ koy liggéeyee. dafa permettre nga am li ñu naan une innocuité c'est-à-dire du gàllankoor yaram bi loolu lu am solo la benn. ñaareel bi dafa am une coalition mondiale boo xam ne bi mbas bi ñëwee rek ñëpp dañu booloo pour liggéey ko ba pare dugal ci xaalis bu takku ñi nga xam ne ñoo nekk industrie pharmaceutique dugal ci xaalis bu takku et cetera. boo nekkoon ci benn laboratoire nga daan fa gis fukki nit téeméeri nit ñoo fay daan liggéey boo gisoon laboratoire boo xam ne sur la recherche parce que laboratoire li ëpp li ñuy liggéey production emballage également commercialisation médicaments yi molécules yi ñu am la woon en général rarement la ñuy def recherche bi nag laboratoire yi da ngay gis H24 pendant 24 heures laboratoire yi duñ tëj di liggéey di rechercher tous les spécialistes ñëw booloo donc loo xam ne da nga ko doon def fukki at facilement mën nga ko def moins d'1 an et li ci ëpp solo loo xam ne ñu bëri peut-être loolu ils n'ont pas été au courant li ñu naan décodage li ñuy décoder l'ARN du virus mooy nga jël melokaanu virus bi xam ni mu mel code par code en général daan na def juróomi at juróom-benni at bii juróom-benn weer la ñu ñëw génne décoder virus bi yëpp ba xam ni mu mel bi ñu xamee ni mu mel rek facilement la ñu mën a ñëw dugg laboratoire jël ADN bi bu ñu jëlee ADN bi transformer ko créer li ñu naan ARN messager mooy message bi dugal ko ci yaram vaccin bi ñëw donc moo tax c'était plus facile et c'était plus rapide non seulement c'était plus rapide gën na gaaw gën na am sécurité vaccin bi c'est-à-dire sécurité vaccinale bi mi ngi ci ñaareel bi ak efficacité bi dafa gën a yokku parce que man de docteur su ma la dégg yeneen docteurs yi même au niveau international daf may xaw a jaaxal tuuti mën na la jaaxal mën na la ñàkk a jaaxal man de spécialiste industrie pharmaceutique la ci loolu lañ ma tàggat li ma ciy wax nag ku ko mën a teggi ngay spécialiste na nga ñëw taxaw ne ma lii A plus B teggi ko mais pour teggi ko moom je ne pense pas que ñu mën ko teggi te li may wax par science la lu tegu ci li nga xam ne moom moo nekk te mënuñ ko teggi de toute façon c'est pas possible te li ñuy wax c'est pour la santé des populations tey man bu ma bëggoon tabax kër du ma laaj médecin pour nekk dama bëgg a tabax kër R+2 R+3 bu boobaa bu daanoo sama problème la waaye bu ñu defee ci mbirum faj nañ ko laaj fajkat ya bu ñu waxee production vaccinale nañ ko laaj waa industrie pharmaceutique c'est aussi simple que ça. D'accord. le docteur luñ ko fi laajaat ak day nekk répétition ndax leeralal nañu ñun ñëpp li nga xamante ni mu ngi doon jaxasoo suñu xel yi donc ma lay bàyyi rek nga daanal ak docteur Magnol. D'accord alors docteur sama laaj bu mujj ci li nga xam ne moom moo ne expo Dubaï yi. lay doon donc ñu ngi koy waaj instant bi ñu toll nii. et que ma bëggoon a xam rek lan moo ci nar a nekk seen taxawaay. waaw expo universelle mooy rencontre économique muy mbirum koom-koom. ndaje bi ëpp solo. ci àdduna wërngal këpp juróomi at bu nekk lay am te dañu tànn réew boo xam ne moom mooy boole réew yëpp ñu daje foofu bii mi ngi am fële ca Dubaï ca Émirats 1er octobre ba 31 mars 1er octobre lay tàmbali 35 mars lay jeex téeméer ak juróom-ñeent fukki réew ñoo fay daje mooy àdduna wërngal këpp dañ fay daje ñi nga xam ne mooy njiitu réewu àdduna yépp dinañ daje foofu ci 6 mois yi secteur privé ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci mbirum économie àdduna wërngal képp dinañ daje foofu 6 mois Sénégal nag am fa pavillon bu mag macha allah boo xam ne vraiment bu mucc ayib la ci diggi expo ba war fa def ay forum économique secteur d'activité yépp war fa yëngu ñi nekk ci mbirum napp ñi nekk ci mbirum xarala ñi nekk ci mbirum mbay ñi nekk ci mbirum dem beeg dikk bi ñi nekk ci mbirum pétrole gaz ñi nekk ci mbirum or ñi nekk lépp loo xalaat rek
ci luy économie Koom-koom. ñëpp dañu koom-koom ñëpp dañu daje foofu ci période boobu Sénégal ñooñu ñëpp tamit daje foofu ci 6 mois yi ñun ñoo koy organiser man maay commissaire général bi en tant que commissaire général di organiser loolu ci 6 mois yi di wax rek ne bépp doomu Sénégal boo xam ne yaa ngi yëngu ci mbirum koom-koom war nga mën a bokk ci loolu bu fekkee ne da nga ci bëgg a bokk donc boo jegesee waxtaan ak commissariat général bi dinañ xool naka la ñu fexee ba ñu dem foofu ci dem bi nag demin bu am solo la dañu xëcc ay investisseurs ci biir réew mi loolu ci benn la wax nañ ci mbirum faj bëgg nañ tamit ci mbirum industrie pharmaceutique ñu xëcc ñu bëri fii ñu war a échange également ñun ci mbirum secteur sanitaire lan la ñu def wane ko bitim réew ak yeneen secteur comme je dis agriculture et cetera donc loolu yëpp day bokk ci li nga xam ne mooy yëngu-yëngu yi ñu nar a def foofu ànd seeg nag doomu Sénégal bopp bépp boo xam ne bëgg na participer jërëjëf docteur sa kàddu gu mujj lan lay doon waaw damay lancer rek benn message parce que li ngeen di def nii lu am solo la dama xalaat ne toll nañ foo xam ne tey ci Sénégal ak ci àdduna képp koo xam ne wax nga te waxoo loo xam ne daf ñu fexe ba ñu gàllankoor ba ñu dindi fii feebar bi loo munti wax di nga da ngay fàtte priorité bi parce que priorité bi mooy feebar bi jóge fii gis ngeen dem mbég dikk bi quasiment am na problème nit ñi sur le plan social ni ñu melatuñ ko da ngay sol masque mënoo seeti nit ñi képp koo xam ne yaa ngi doon liggéey am nga problème lépp yooyu loolu yëpp feebar bi la feebar bi nag ñaari pàcc la mbirum kër docteur ak ñun nii ñun nag nañu continuer def li ñu daan def utiliser suñu gel sol suñu masque distanciation physique éviter yenn rassemblement yoo xam ne c'est pas obligatoire si c'est obligatoire ñu xool nu ñu koy defee ci conditions yi nga xam ne les meilleures ne pas arrêter de travailler ñu continuer liggéey loolu moom kenn waxul ne bu kenn liggéeyati mais nañ ko liggéey dans des conditions yoo xam ne wàllante bi du am te surtout jeunesse bi nga xam ne moom mooy dem ak a dikk ñi nga xam ne tey ñoo ëpp li ñu génn di saafonteeg nit ñi di dem ak dikk ci seen biir ñooñu ñoo war a gën a protéger ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a fragile à savoir ñi nga xam ne peut-être 3e âge la tey ñi ngi kër ga donc di lancer message vraiment population yi ñu gën a fagaru ci feebar bi parce que feebar bi bu lawee rek plus mu gën a law rek ñun ñëpp lay gàllankoor. jërëjëf docteur Malick Diop alors waxtu moo ñu ko mayul mais bëggoon nañu dugg ci politique ndax xam nañ ni ku yëngu lool nga ci wàllum politique mais xam naa beneen yoon incha allah dinañ am occasion bi donc mu nekkoon docteur Malick Diop nekk pharmacien mais également nekk DG Aspex donc soxna Aïcha ñu lay jaajëfal di jaajëfal waa plateau bi ak ñu doon bàyyi xel di la jox dig daje ëllëg incha allah. incha allah Mañoon ay dara ni ma ko waxee Babacar yow it cant ak ngërëm ñeel na la dafa mel ni yow it Mamor élégance tey nga laal waaw. macha allah zone bi am na solo ñuy remercier également ki nga xamante ni mooy le docteur Malick Diop ci déplacement ak dérangement bi nga xamante ni ñëw na wuyu si invitation bi merci beaucoup docteur bu ko defee rek on continue l'émission comme ñu ngi suñu dernière partie donc 3e partie bi jeudi nag macha allah dafay ala daw mi ndax fi ñu nar a ñëw dugg foofu la ñëpp di xaar muy point environnement nag ba tey ci réchauffement yi la ñuy waxtaanee bu ko defee ñuy remercier ñi nga xamante ni tey mu nee naa man mu xaasow laa jël mu xaasow mi ci YouTube